L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. yàlla di dogal ma gis ko mu dugg ci làmb premier jour combat bi mu bëree moom Mohamed Ali mooy bi mu koy dóor combat bi jeex jour boobu man bokk naa ci ñi njëkk a ressembler ay nit ñu génn biir Pikine daw dem bunti Pikine xaar ko dugalaat ko Pikine ba këram. te boobu maa ngi nekk xale bu ndaw. léegi nag événement wu Tyson daf dem ba loolu dafa doon répété wu saa bu combat Tyson amee rek man si buntu kër gi laay dégloo combat bi du ma ko seetaan. yàlla di dogal ba yàlla dogal. ni yàlla di dogalee Eumeu Sène jàpp sama loxo mën naa ni moo ma dugal bul faale moo ma génnee bul faale moom Eumeu Sène jàpp sama loxo ba muy dugg biir bul faale bay entraîné ndoo benn place ak Tyson. mu nekkoon loo xam ne tamit lu neexoon la ci sama xam nga tamit am na yoo xam ne boo ko dund rek mënoo ko xam. xam naa li ngay wax li ma doon sentir lu neex parce que nit nga di ko bégee di ko topp ak li ko yàlla may ci tur nga dem ba benn sànga boo xamoon benn ruq moom ndeysaan mu amaat loolu de retour ci man. dëgg la Tyson bu duggoon saal man su ma kontaagul wala ñëw ma mën na bañ a toog ci saal bi lu yàgg su dee entraîné wul danaa ak sama mbër bu bëriwul ndeysaan parce que man façon bëri yi ma doon bëri ci contact bi xëy na peut-être dafa doon spectacle ba nga xam ne da doon jël temps toog di seetaan te da ko doon enjoy. waaw dëgg la parce que tellement que man dama nekkoon xale tuuti nekk foo xam ne Aliou Mané moo fa nekk Gambien Orange bu ginnaaw raay Eumeu Sène ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tolloon nañ ñoom Jordan Tyson 2 ay Tyson 2 ñooñu matoon ma 1000 personnes man buñ taxoon du ma feeñ mais bu ma nekkaan seen biir di bëre day mel ni yëpp ma leen parce que samay kii lañ samay grand lañ mais dama naan bëre ak ñoom ni ma neexee te ku ma ci daan tamit mën naa laa daan avec manière parce que loolu moo doon nekk loo xam ne tey jii da doon tax moom muy bëgg di seetaan sumay combat dëgg la dëgg la Aliou Mané du ma bàyyi ma fenn Gambien tey bu doon may dégg du ma bàyyi ma fenn Eumeu Sène tamit bu doon déglu lii tamit du ma bàyyi ma fenn parce que yàgg na toog di gis action yi nga xam ne damay bëree samay morom ci yu mel noonu ndeysaan mu toog di rectifier grand yi pourquoi léegi booy bi daan la ci lii rek nga bàyyi laajoo ko nan nga def ba daan ma wala xooloo li tax mu daan la pour bu subaa nga jéem koo def contre keneen Eumeu Sène ci boppam di leen waxaat loolu ndeysaan mais xëy na peut-être yooyu noonu bokkoon na ci yu ma doon jox mais man li ma ci gën a métti li ma bëreewul ak licence bul faale daf maa métti na bokkoon na li ma gën a métti suma carrière. du tax nga ne Eumeu Sène moo la fa génneewaat. waaw loolu xam nga tamit beneen histoire la parce que loolu histoire la mën naa ni histoire bu gudd la parce que mën naa ni peut-être musuma ko wax ci ay presse wala yu musuma ko wax ci ay fenn doonoo wax parce que maa ngi ci drapeau Pikine bi di fayatal drapeau Pikine mi ngi fayatal drapeau Pikine kon doonu woon yomb rek ma tëb rek ne lii wax parce que samay morom yi ma daan nekkal dañ waññaat sama gémmiñ pour ma bañ a wax parce que ñoom ñoo may solloo yére bi ma war a sol ñoo may xoolloo fi may xool ñoo may doxloo wee nii ñoo may fréquenté loo fii ñoo may tëddloo waxtu ñoo may yeewuloo waxtu kon ñooñu ma joxal leen cër googu aussi tamit mi nga xam ne moom laa doon àndal Mbaye Faye Abdou Gueye yeneen gars yi nga xam ne ñu ngi ci woon ay Ala Jaw ay Fara xam nga ñun ñëpp tënkoon ma Ali Bari Tafa Boy ñun mënuñu ma woon seetaan man may nekk ci naka sudul noonu lu ma nit di fekk di ma xeeb parce que xëy na peut-être mi ngi ci man mais dañ ma ci doon jàppale moo tax musuma cee débat yàlla dogal ndeysaan Eumeu Sène sama loxo pour ma dugg ci bul faale mën naa ne ci moom la jaar parce que dañ ma booleeg moom expliqué ko ne ko dafa bër la affaire naa nga sax mun a amul problème tumuroo ñëwal saal ba Père Ndaw dina fa nekk man danaa la teg ci loxo Père Ndaw noonu la yàlla dogal ma dem mu teg ma ci loxo Père Ndaw ci laa adhéré wu nekk ci équipe bi di dem ak ñëw nekk faak samay morom aussi yandaa bu parcelle bi ñu ñëpp fa lañ nekkoon benn génération doon bëkkante foofu di jàppante di bëre di àndaat ñibbi yu mel noonu ba un jour Eumeu Sène yaakaar naa ni mooy premier combat moom ak Balla Gaye 2 dama toog suma kër nit ñëw ne ma réunion Eumeu Sène laa jóge comme gars yi ni ñuy def rek bu ñu amee combat di réunion veille combat bi comme bu ne suba la combat bi gars yi cité suma tur que ni man dama nekk benn mbër boo xam dama
dama nekk benn mbir boo xam damay influencé wu ci que ni dama far ci côté Balla Gaye wala may jàppale Balla Gaye wala man maay élément wu Balla Gaye bii Pikine. Beuz maa ngi wax lu doy waar xëy na peut-être li ma naan mosuma ko wax moo tax mais maa ngi wax lu grave parce que biñ ne dañoo cité sama tur ay nit fekk ma fa nit woowaat ma téléphone ci ñi nga xam ne ñoo bokkul ci ak ñi ñëw kër ga di laajte ci loolu lan moo ko waral quoi ñu tudd ma ci man ak beneen mbër bu nekk biir Pikine man leen mu wax lan mooy wax ji ñuy wax ni affaire yi nanga sanga fekk boobu xëy na peut-être mbër moo war a ñaaw njort ci boppam te aussi loolu dama ko nangul mbër day ñaaw njort man Ousmane Seck mi nga xam ne tey mooy woy tey Papay Mandiaye Seck ak Cheikh yi kooku moo jàpp suma loxo moom ak sam père ndem si yàlla muuru xaali maa ngi koy jaale aussi di masaw ay mbokkam aussi ci loolu di ci profité mais ñu jàpp sama loxo yóbbu ma ba biir écurie Balla Gaye père Balla toog ñu dénk ma Balla Gaye 1 moom di ko masaw aussi yàlla fëgg bopp bi defal ko tan ni carrément boobu dañ ko indi bul faale la nekk naa nga xamante dañu bëgg mu bëre parce que fee bu fa nekkee xam nañu du bëri affaire pa bi ne bu nekkee fii concentré wu def fu la dina bëri ñu génn ñu ne ma leen yéen a ngi def lu nga xam non maa ngi woon man boobu maa ngi bul faale ñu ne ma naa génn bul faale pour ñëw fii te ñoom jàpp nañ ma de njett ma comme ne li ma la wax ne jox nit ñi ay cër ba ñu jox leen ñu doon samay kilifa aussi ñu dem def loolu man leen yóbbu ngeen ma ñu naa man leen mais fee du ma gisaat ndax du ma fa dem man leen man parce que deru Pikine bi moo tax ak deretu Pikine gi nekk suma yaram tey mënuma ngemboo Pikine di représenter beneen écurie bu jógee Orsay père Mour xaal ne kii Ousmane nañ ko nangul li mu wax booy bi dëgër na bopp nañ ko nangul li mu wax parce que xëy na peut-être bañkat gi mooy que ni nee na deretu Pikine gi lay faayatal kon nañ ko nangul ma jël loolu boole ñu ñëw fekk si ma ci li ma nekkoon ma continuer nekkaat bul faale kon tey bu Eumeu Sène demee ba benn instant xel mi dalul que ni man dama nekk benn espion wala dama ñëw pour kii te moo combat am ak Balla Gaye dafa taxaw ma dem regroupement wu benn mbër bu ñuy wax Babacar Yandé sama koñ ku sol càllu carax sol jàllaabe dem ci regroupement bi kooku parewul woon pour ñu dem ci bokk ci convent bi te bi Babacar di préparer combat bi 3 jours yoo xam ne salle ba kenn dëggu fa tànk man moom képp ñoo ko entraîné ba pare ñëw jour combat parce que man gëwuma woon sol blouson di gunge mbër dama bëggoon ñu gunge ma man moo tax bëgguma woon nekk benn mbër boo xam ne entraînement contact sol blouson dem xeexal mbër déedéet mooy dama yàgg di kaas samay manager bi nekk bul faale rek ndeysaan xoola foofu fi ma la wax nii Eumeu Sène combat ma Balla Gaye taxaw na de mais dafa dugg si fekk na ma toog ci regroupement bi mbër yëpp toog mu seppi entraîneur bi Pape Ndiaye génn moom ndeysaan néeg bi salle bi kay ñu génn dem waxtaan ba lu yàgg ñu daal di ñaar ma gis ni mu ñëwee au cours rek Pape Ndiaye xëcc ma ci suuf ne ma waa man après léegi xam naa ni da ngay bàyyi ba combat kii bi jàll quoi bi bu ko defee après yow nga ñëw commencé affaire nga reprendre say entraînement. ma ne ko ma ne ko ok waaw baax na ndeysaan. ma daal di génn jour instant boobu xaar mu mbër mi génn këram ma daal di génn nànk regroupement bi delluwaat kër gi ne naa dem toog xaar ko télécom de may start. jour boobu laa ne man dootu mu tëggaat suma tànk biir bul faale. comme tey jii man ki nga xam ne tey jii moo jàppoon ci suma loxo yóbbu ma ba ci seen biir ñoom moo dem ba amatul ci man confiance kon man maa fa jaratul dara kon dama fa tëggaat suma tànk. loolu moo indi ma génn bul faale. Babacar yëg loolu. demal boppam ba ci entraîneur wax ak moom entraîneur dem wax ak président ñu wax ak man li ma la wax nii Tyson sax yëgee ko nii. Tyson laajte gisuma entraînement gisatuma mu laajte gars yi ne ko Koña gisatuñ ko ñu woo ma convoqué ma dem jéggi tali naataange sama koñ bi mu jàkkaarloo dem dugg fa toog déglu leen ñu wax man leen waa nii ak nii la demee mais man wax dëgg yàlla maa sentir retour sama bopp ci côté boobu noonu parce que gëm naa ne yéen bu doon yéen ak yéen rek mën naa ñëw nekk ak yéen mujj gi ñu wax man leen waa dinaa ñëw mais ba nii may waxee yow sama tànk dëggaatuma ko bul faale kon bu ñu réñoowee que ni Koña élément wu Balla Gaye 2 la affaire daf ma choqué daf ma xawoon a gêné tuuti sama carrière làmb parce que man li ma ne dama gëm Pikine ba pare di fayatal Pikine retourné ñu dem ñu adressé ma loolu xëy na peut-être tey fi ñu ko waxtaanee ba réunion ko ñooñu tey buñ génnee fi ñu koy waxaat man xëy na peut-être xaw ma ko mënu ma toog ci télé bi leeral ko su ma bëggee wax samay nit na ma doo ci wax. Koña li nga wax nii dafay rejoindre suñu débat démb bi mooy mbër amul problème mais en général àndandoo mbër yi yenn saay
comme dans la vie c'est comme ça star bi en tant que tel amul problème mais dañuy am ay représentants fépp Eumeu Sène wóor na ma yàlla du moom moo la gis école de lutte Balla Gaye mais nit a ko gis am nu mu ko expliquer waaye nag Konia ban période nga dem école de lutte Balla Gaye leen la yóbbu ci école de lutte Balla Gaye ci père Balla Gaye 1 boobu combat Eumeu Sène Balla Gaye dafa taxaw wala boog dafa jege taxawagul mais est-ce que itam bi nga demee ci Balla Gaye Balla Gaye 1 bi nga demee ak moom ba ñu toog ba nga yow nga wax ak say nijaay est-ce que wëlbatiku waat nga demaat ci Eumeu Sène wala dem ci école de parce que xam nga ni que rivalité dafay am mooy tey jii école de lutte Balla Gaye am nañu mbër bu tudd Balla Gaye 2 bi war a bëri jig Eumeu Sène parce que boobu xam na ni même ñu ngi dox combat bi même bu taxawul est-ce que yow wëlbatiku nga dem ci Eumeu Sène wala dem ci Tyson wala dem ci waa Bul Faya ne leen man kat gars yi sama nijaay dañ ma téy woon yóbbu sama kii fële mais man léegi lii moo fa xew mais man duma fa dem est-ce que loolu boo ko leeraloon da ngaa laal fu am solo nii parce que xëy na peut-être lii mooy sañ njariñ quoi parce que dañ naan ay enquêteur ngeen war a doon parce que dootul yem ci affaire yu ñëw rek di introser nit wala affaire dem nga ba war a jàllale information ñu ne la nga dem gëstu ji ko mais da ngaa ñëw ci question bu am solo parce que xëy na peut-être lii dina am ñu mu lëmbee si seen xel ci ñiy seetaan mais gis nga li ngay wax nii su ma limee koñ bi nga xam ne waxtaanee naa fa Eumeu Sène ñi nga xam ne day jege nañ ma dëgg-dëgg dinañ xam ban koñ laay wax ak fan laay wax sama koñ bisu toppaat ñaar benn koñ a dox boog sama digganteeg fi ñu doon waxtaane man ak moom foofu du écrit ba du fenn guddi la mu jóge entraînement jaar fa fekk ñëwatuma ci école bi mais teewul wax naa ak moom pour loo xam ne tey ji moom dina ma dégg non avant loolu sax boobu maa ngi doon ñëw ci école bi avant deuxième rencontre bi laa bëgg a wax maa ngi doon ñëw ci école bi mu expliqué ko ne ko mag ji mu ne ma ne ko man lii la diw ak diw def pour yóbbu ma ci école de lutte Balla Gaye 2 mu ne ma mais loolu man wax dëgg yàlla kiiw ma quoi man moom gars yi ñu ngi wax nii rek mais après man kiiw ma quoi jàpp ma loolu wax dëgg yàlla man toog naa rek dama laajtee ñu ne ma waa yaa ngi école de lutte ba affaire yi nangam sangam mais man école de lutte ñu ne man leen mais est-ce que mën nañ wax ni jour tel la fa Konia dem tax ngeen wala mu dem fa physique wala mu dem fa entraînement ma ne ko loolu mënul am ma ne ko yóbbu nañ ma fa ndax ñu ma fa yóbbu xëy na peut-être dama leen dénkoon sama bopp jox leen lépp ba pare mënu ma dem ba benn instant bëgg nag di fokkate wala may xëccoo ak ñoom ñu yóbbu ma fa dem waxtaan ak père bi man ay mën naa ne man père Balla am nañ tuuti lié ci benn côté ci yoo xam ne affaire de mariage am na sama diggante ak samay mbokk ak ay mbokkam kon bi ma demee fàttali na ma yooyu wax ma yooyu tooñ ma mbalaganteeg ma mais après bi ma kiyee moom xam na ni man bañkat laa te xam na ni carrément man maa toogul ci écrit bi te du ma fa toog parce que maa ngi damay représenté li nga xam ne mooy drapeau Pikine loolu ma waxtaan seeg Eumeu Sène damaa comme noonu la demee amul problème déglu li ma lay wax de bi ne ma amul problème ba ma war a mën a dellu soit ci écrit bi ci loolu Yandé di doog am combat kon nan laay nekkee ci écrit ba pare Yandé di am combat xam maa la ko wax léegi 3 jours yoo xam ne kenn jaaru fa man ak moom dañoo doon entraîné ci salle bi kon ñu dem ba regroupement am combat am taxaw nag ci diggante bi moom Balla ci la ñëw waxtaan ak père na ko carrément kii kat su ma sañoon mu xaar ba combat bi jaar te loolu sax effectivement équipe yëpp la équipe boo xam ne équipe bu mag la nga nekk fa benn mbër wala benn point di raar ba combat am nga bëgg a feeñ loolu dañ lay stop. Fass looloo ko tas. man moom du ma raar même problème la. voilà man raaruma nag. yeggalil. ok léegi man kon kooku nekk na koo xam ne tey ji man mën naa ni waxtaan nañ kon man moom benn yoon ci mooy première fois bi ñu waxtaan ci koñ bi ma lay wax ba ne ma amul problème léegi dinaa waxtaan ak père affaire yooyu nangam sax tu naa ni man mën naa la xam ni waxtaan du ceeg père parce que ñoom ñi ci kaw peut-être ñoom xamuñu sax loolu amoon na wala amul mais man bañoon mu yégee ko feneen moo taxoon ma demoon ba ci moom xëcc ko mu ñëw ci ruq ma waxtaan ak moom fu kenn nekkul. mais ma laaj la benn affaire. est-ce que du tey jii yow da nga bàyyi ba ñu waxtaanee la ci réunion nga soog a informer Eumeu Sène wala avant ñu lay waxtaanee ci réunion nga informer Eumeu Sène. thank you so much gis nga avant réunion bi dégul ma la réunion bi sax ak li may wax nii dafa sore. waxtaan naa moom lu yàgg ñu may doog a réunion wee boog laa bëgg a wax. waxtaan naa boog man tamit lu yàgg combat Yandé bi du doog am ba mu war a dem représenté ko ci écrit bi man ak moom kese ñu nekk fa di contact ak ànd wax faxasu ñibbiwaat kon loolu moo tax ma ne man moo ma dugal moo ma génnee
ci loxoom laa jaar. mais xam nga des fois y a des fois day am ay questions yoo xamante ni doo mus a am la réponse muy am na affaire am doo mus a comprendre lu tax loolu am. comme dama lay jox exemple yéen comme par exemple tey ji Eumeu Sène mun nga ko Eumeu Sène wóolu la gëm la mais gis nga yow sa kilifa yi. kilifa yu woñaat sa loxo. ba téye la yóbbu la ci Père Balla Gaye 1. kilifa yooyu da nga leen déglu da nga leen di bàyyi xel. comprendre nga Eumeu Sène nag mun na am ay nit yu nekk ci moom yoo xam dinañ ñëw ne ko. gis nga yow même nga wax ko convaincre ko de ñu ne ko wañaat loxoom ne ko bul dof booy bi gis nañ ko fële gisatiwaat ko gisatu ko dem na fa lay ne mu baal Père Balla Gaye 1 dañuy déggoo booy bee lay rey. te xam nga pour un combat aussi important naa la xamal dara Eumeu Sène wóolu na la. fonk na la gëm na la. mais day am tamit ay kilifa day am ay nit yu ko jege yu ñëw di wax loolu ci moom ba à un moment donné sax maayinam dina daw te combat kenn du ko caaxaane mooy li nga wax. mais dafay ñaaw ñor. waaw loolu man déglu ma loolu du ma ko ci condamné loolu dama ko nangul mais man fi may waxee xam nga mooy daan gis nga tey ñun Pikine moo nekk ruq boo xam ne moo gën a doy waar ci booy xool ci Sénégal. waaw gis nga tey Eumeu Sène li nga wax noonu moo ci ne. mais man personnellement. Balla Gaye 2. première fois laa la wax bi ma koy doog a gis bët ak bët mu toog mu wax ma wax xam nga ban jour la. bi ko Eumeu Sène daanee deuxième combat am. ba combat bi jàll. fii laa koy waxee ñi may déglu peut-être bu ñu ko laajee moom dina wax. Balla Gaye 2 jour boobu laay doog a toog mu wax ma wax. te boobu man maa déplacé wu dem ba këram xam nga nit. ndeysaan da ngay gis nit boo xam ne tey ji am na lu ko yàlla jox. mu dem ba ci biir ñi ñu commencé woon bëgg a jël Balla Gaye def ko benn comme léegi ñoom ndeysaan comme daanu na wala Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon rek affaire bi commencé woon di bëgg di dellu gàtt ginnaaw ñi ñu commencé di kiiwaay ñu koy waxatee. di wax que ni dafa kii wala dafa mënul bëri wala affaire yi bëgg a suul ay qualité am. man yàlla dogal ma am ku ma doon waxtaanal koo xam ne sëriñ la woon koo xam ne man wax dëgg yàlla sax buggutuma sax di wax ay waxam. mais kooku ci boppam wax naa ak man ne ma kii mu ne ma sa xarit la ma ne ko miinante wuñu gaa man ak moom mu ne ma boo ko indee fi mën naa koo defalal li wala mën naa ko jàppale wala mën naa ko ñaanal. ci Balla Gaye yéene googu ak yërmande gi ma amoon ci moom laay doog a dem toog ak Balla Gaye te ci loolu la jaaree. te boobu man xam naa ni Eumeu Sène toog ne ñoom ñaar dootuñu bëri wala affaire yi moo tax ma am sañ-sañu dem def ko. parce que boobu itam yow itam Balla Gaye am na fu mu la toll sa xol. am na fu ma toll sama xol parce que tamit nit ñëpp mënuñoo bokk doon ay fenkat nga baal ma ci kàddu gi parce que saa bu may géej di entraîné dinaa daje ku góor wala ku jigéen ku ne ma Balla Gaye 2 buy seetaan sa combat day mel ni moom mooy bëre. su fekkee nañ fu muy seetaane samay combat li muy sotee ak qualité yi li muy wax ci sumay qualité aussi nit wax ma ko lu dul benn te bi ma ñëwee waxaat ko daf ko confirmer waat. yaa ngi soog a wax bi xam nga mbër buur la mooy li may waxtaan démb ak Modou Mbaye bu Bantamba. mbër buur la lu xew kër Eumeu Sène yëpp Balla Gaye yëg na ko waaye lu xew kër Balla Gaye yëpp Eumeu Sène yëpp na ko Eumeu Sène da koy yëg gis nga sa Balla Gaye bëgg bu mu la bëgg boobu noonu dina waral di tax yenn saa yi nit dina dem ci Eumeu Sène ne ko Balla Gaye booy bi rek la gëm ba mu foog ni am ngeen relation ba mu jàpp ni am ngeen relation yooyu yëpp mën na nekk lu yàq mais man ni ma la gisee ci sa démarche réeroo moo am parce que gis naa ni yow Eumeu Sène à aucun moment am na ay problème personnel gis nga réeroo am na mais Eumeu itam man tey am na yoo xam ne Eumeu itam war nañ ko jël man may xam ne xaaral ma ñëw bës fa laa jëm ak yow ni bu ma waaxu xaaral rek gis nga foofu noonu man tey ji man Konia du ma fekk benn jeune koo xam ne Konia de la tuddee boppam wala boog daf ma bëgg ba nekk ak man ci benn écrit wala boog ñuy ànd di dajandoo lu métti ndax carrière am xam nga li ma kon man ma gis ne am na lu xew boog su ma diggante yow munu ma la woo munu ma ci wax ak yow ba mu jaral la yow nga war maa mën a romb yow nga ni doo ma nuyu ci xale boo xam ne yow dafa sadik man dof moom maa gën a dof ci li yàlla sàq damaa gëm loolu parce que xamul sax parce que dama ni nit ku ma joxul ma lekk joxoo ma man naan doo ma wax nu may tëddee wala nu may taxawee. comme naan ko baax boo ma koy jox sax muy sama papa ak sama yaay ñi nga xam ne ñi ma koy jox am naa limite ak ñoom kon moom su ñëwee rek invité ma ci lu mel noonu rek man ma gis sam bopp damaa gaaw a gis sam bopp
te damay xeex bu mu jeex man. damay xeex bu mu jeex parce que xam nga lu tax dama naa man li ma dul def nii su ma ko ñu defee rek non mën naa jàmmarloo ak moom. à juste raison. parce que foofu nag loolu la ma dund parce que dem nañ ba daje géej ma gis ko fi mu toog ni mu soree. comprendre nga ba déglu li ma la wax de. man boobu man maa toog boobu doon liggéey ci géej di def samay mouvement di def samay étirement fi ma toog mu rom ma ak xaj. nuyu ñi ma dendal faalewu ma mais ni comme ni man bokkuma moom écrit wala xamuma ma ne affaire bi mi ngi devenir sérieux de lii mi ngi bëgg a métti de. mais xam nga man ndeysaan buntu bi ma war a ñibbee nii la féete nii. ma ne non buntu bee laay jaari kon moom fi mu dem ba installé wu fa dinaa ko fexe ma ne romb wan ni ko gis naa te du ma nuyu man kon moo lay wan ni li ma lay wax léegi rek laa lay confirmer. boobu loolu moo indi woon lii ma lay wax. yaa ngi biir bul faale boobu. boobu maa ngi biir bul faale. kon loolu moom mooy amagul affaire combat boobu noonu bu mu lay seppi boobu amagul affaire combat bu mu lay seppi. non boobu seppi na ma ba pare sax xanaa. boobu seppi na ma ba pare man ma dem liggéey sama liggéey boobu mu fekk ma fa. non boobu après man sama bul faale boobu maanaam man mooy génnuma total génnuma définitivement génn ci bul faale parce que mooy dematu moon ci salle mais jour bi ma taxawee ne génn naa mooy jour bi ma ñoom boogaa seetsee yóbbu ma Pikine Nord. dëgg la xam naa li nga wax baax. ma dem écrit Pikine Nord ci laa xam ne man génn naa bul faale kon bis ni ki tey mu nekkul lu métti nag ndax bëreewuma ak licence bul faale. dafa métti sama premier combat ku ma waxoon du ma ko bëree bul faale du ma gëm loolu. li ngay wax ni yéeme na trop yéeme. loolu dafa bokk loolu dafa bokk ci li nga xam ne tey jii sama relation ak Tyson mais loolu yàqu ko. yéen a ngi déggante. Tyson dem naa ba su ma jëloon combat ñi ngi déggante dem naa ba su ma jëloon combat allo man ak moom dañuy waxtaan. diw lañ ma bëgg a jox. duna ma bul jël de danaa ma xoolal bu la arrangé ak fi nga taxawee ak li la ci jox ba dee yënga ci sa bopp. jëlal. jox ma ci ay conseils yi defee ko nii defee ko nii defee ko nii adversaire bi kii la nii nga koy analyser nii nga koy étudier jeex na. moo tax su ma daan dem ba benn instant sama image yi di doon problème nit ñi di ma gis ci yenn yi wala duñ ma gis ci yu bari. di sax dina ma bëgg a invité dara. waxtaane samay mbokk ba mu war a nekk précis jour tel mais mën naa ne ci man la yàqu parce que dama nekk ñu ko xam dama ragal image. parce que defar nañ ci nit yàq nañ ci nit mais peut-être mën naa ne ci li ma nekkoon mënoon nañ ma ci bañ a yàqu mais dama doon bañ tamit di latte ci li nga xam ne tamit mooy bëtu nit ñi. ci image. mais itam beneen aspect ma laaj la ko. bu loolu yëpp jeexee. bu loolu yëpp jeexee Eumeu Sène bëri Balla Gaye ñaari yoon affaire yi jeex. mais Konia. jàppoo ni que yow Eumeu Sène est-ce que jéemoo leen retrouver waat après wala c'est fini. non. mën naa ni boo xoolee sama combat bi mujj muy man ak Boy Bawal bi. avant jour open press beeg yooyu yëpp. moom Eumeu Sène Ama Boy Niang ay Sokh ay Ziza Mopol non Ziza suma juum mi nekk ci mais ñun ñëpp ñëw nañ suma kër ñu toog suma biir salle ñu waxtaanee ci li nga xam ne moo jëm ci sama préparation combat. parce que li ko waraloon man xam naa ni du idée wu Eumeu Sène wala idée wu Boy Niang wala Ama mais idée wu Jazz la sumu grand Jazz bu AS Pikine mooy ki may wax rek naan ko moom mooy suñu ambassadeur moom parce que fu mu dem Pikine lay représenté kooku moo dox loolu mais pour mu ñàkk bañ koo mën a def mooy parce que day teew par force. dem nañ ba buñ commencé woon di wax sax da ngay xam ne am na lu des parce que day am benn rusaange buy am seen diggante parce que ni ngeen meloo en avant boo xutul ak ñi ngeen mel. dëgg la. ba tax après yooyu yëpp amaatoon na ci mais amatuñ fu ñu toogee waxaat ci li jëm ci li nga xam ni weesu woon na man ak moom suñu diggante man ak moom. yéeme na amul kenn man dox ay médiation itam. non parce que nekkuloon loo xam ne mooy li may wax rek peut-être mën nañu fi lañ ko waxtaanee mooy li may wax rek parce que xëy na peut-être ñi ko xam dëgg mooy ñi ma jegee woon dëgg wala ñi jegee woon Eumeu Sène boobu ci côté staffam wala ñi nga xam ne ñooy nekkoon ay président fan si club affaire yooyu. bi affaire yi jeexee réunion bi jeex président fan si club moom dafa tiit ak ni ma xamee ne man damay fréquenter kër Eumeu Sène ci benn côté kër sërëm bi lu bari kon loolu naka la war a mën a nekkee moom ñoom loolu daf ko jaaxaloon mu ñëw sama néeg wax ak man ni ma defeel ni ak ni moom mu ma fekk maa ngi xotteeku man maa ngi mer bay fudd ci biir ci kaw lal bi. bi ma yégee information yooyu mais ma ne nag. garaaw saa bu ma xëyee di jooy loolu. sama benn copain Mbaye Faye ñëw fekk ma fi ma toog ne ma yow ndeysaan dama laa yërëm
mënu ma yow man li def damay xëy di sant yàlla su ma la déggee ñu lay tudd ci yéen damay xam ne yow yaa ngi dox yaa ngi avancé pas yi nga tegoon comme nit ñi ñu ngi lay bàyyi xel bay wax ci yow yooyu la ma doon gëmloo pour duma indiwaat mais man maay nit koo xam dama ragal kooñaa fi def wala kooñaa fi wax moo tax maa ngi sant yàlla bu baax ci sutura boobu moo may kenn musuma taaj te sant kenn musuma yóbbu police di ma àtte wala kenn moo amul problème ci kenn tellement que rek dama réservé wu ci sama carrière gàtt na trop mais dama ko planifié ci ni ñii laa ko daw waaw bëgg a ñëw bëri ma wala bëgg a ñëw tëkku ma mais xëy na peut-être